jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ca nim daanaka ba ci guddi démb ba ci guddi gi kër docteur ubban seeni buntum soxna yi tolloon diggante war a wasin ñu bari ci ñoom dañoo fanaanee wër fu nu muccee moo leen tëm daañu xuus ci guddi gi ndax suñu ay équipe dañoo fanaanee wër yenn ci hôpitaux yu ndakaaru yi Pape Alioune Sarr ak Serigne Saliou Dem daañu ànd ak ñoom dem ci yooyu bërëb daañu xuus te na mu gën a yaatu ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam lu soxal tolluwaayum ñàkkum gasoil ci biir réew mi borom oto yu mag yeeg ñi liggéey ci wàllu gu ni mel ne ci njàqare gu am solo lool ndax xëy na wàllum koom moo nar a am gàllankoor gu rëy ci ñoom njàqare la ñu lal daañu ci xuus ak gëstub maam Abdou Guèye Kassé ci biir xabaar yi booy fekk na ministre bi dénk wàllum énergie mu ngi di xam le ni mbir yi léegi mu daal di mën a sotti ndax am na sax yenn ci ay bateau yu mag ñu ngi table yebbim la ñu yepp ci biir Sénégal gii jëm ci wàllum carburant doon ci bokk itam fexe ba ndaw ñi ak nekkinu koom-koom gën a war a ñoŋ organisation yi dénk wàllum Nations Unies ak lañ ca xuus ci ay gëstu bëgg a jàppale ndaw yi seen ëllëg mu leen soxal daañu xuus ci rapport ba nu beccim daanu ko nag jekkale yi ci réewum bitim réew fee nga xam ne États-Unis d'Amérique daañu xuus ànd ci ak gëstu maam seeni bu baax bu daañu xuus ci bitim réew foofee jàppale ni ci réewum Càdd moom jaaxle mu ranke la ñu nekkee élection yi di gën a jege si waayem dëkk ba ci pëccëxoo li nag mi ngi xew ay weer boobaak léegi ba Idriss Déby daal di génn àdduna boobaak tey daañu xuus tam ca réewum Kenya ak fa nekkoon président Kibaki mi génn àdduna li moo gën a fees nis ki faram fàcce gi sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu soxal mbirum gerew bi nga xamante ni bii kër docteur ñoo ko bankoon seen loxo biig daanaka bëccëg bi yépp ak bëccëg guddi gi mbir mi metti woon na ci jarag yi ñu gën a lottu mooy soxna yi tollu diggante waroon na mucc waaye fu nu muccee jafe woon na lool ci ñoom fu nu wër yenn béréb fajukaay yi daanaka daal dañoo ubbal seen i buntu ràpp ñenn nag ngir ñu am fu nu muccee dañuy wër ba sonn ak ànd ak seen i mbokk di jaaba jongeem ci biir yenn hôpitaux yi ndakaaru yi suñu reporter yi xuusoon nañ ci wàllu guddi mel Pape Alioune Sarr ak Serigne Saliou dem reportage. minuit daal di weesu ci centre de santé bu Gaspard Camara ñu daal di dugg ci biir daal di nëbbu suñuy micro ak suñuy caméra ngir dem ci service maternité ci couloir boo xam ne si xaw naa wéet lool benn jigéen wanu lor moom mi muy waaj a mat muy souffrir di gémir boole ci tamit di wàccu muy dox di dikk ngir alléger li nga xam ne mooy souffrance yenn saa yi mettit bi daal di daan ay tànkam mu daal di sukk ñaar suñu àndal ñëw di ko dimbali ci biir moom sage-femme ci nekk daal di yeggale seeni occupation jafe lool ngir ñu yëkkati ay kàddu suñu micro. mu nekk ñaari monde yoo xam ne ci bokkuñu public bi ñu daal di koy salfaañi lii nag weesoo lool ak privé bi ci suñ montar mu nekk 2 heures du matin ñu daal di dem fii nga xam ne mooy centre de santé Grand Yoff fii nag mu daal di wet lool buntu yëpp ñu daal di koy tëj ginnaaw bu soxna Astu daal di gaañu ci Louga médecin yi daal di grève hôpitaux yu moom daal di lot. jaajëf Pape Alioune Sarr Serigne Saliou Dem demoon seeti bërëb fajukaay yenn yi ci biir Ndakaaru natt gerew bak na mu dale ci kaw ndoddum askan wi waaye tam rawatina soxna yi toll woon ci mucc gi léegi nan koy defee fi jamono toll moo ne bu njëkk daana am gox ba masaan dem dana am maire bu fa nekk boo xam day nekk max ca ko ku masaan mat yee guddi wala bëccëg dañ koy fëgg mu ñëw daal di lay rewle leen du koy rawale ci gàttal waaye léegi ñu gis ni ndax dañ caa war a delloo am déet ñenn ci ay soxna nekk ay mag waaw buñ ca delloo sax dana nekk lu baax ndax yàgg naa am ci musul am daanaka benn jafe-jafe ñu xus ànd ci ak gëstu si naa leen sa reportage. bu njëkk boo wasinee ci kër sa faral la sa doom man am naa doom joo xam ne fii la juddoo nu ngi mu si biti ci biir ñu for ko te nu ngi dox yoonam. soxna su def témoignage bii
ñu ngi daje ak ñoom ci kër gi nekk ci Médina rue 13 angle 12 moom mi jàpp na ni li ni mel lu waral mu antu mooy liggéey yi nga xamante ni daan na ko def ba mu war nee lor. boo ëmbee da nga liggéey nga soq ba dugg sa weer ngay soq sa dugg paase ba ñaq boo paasee ba ñaq dugg su dugg bi sangu toog boo dugg su dugg bi sangu ba set dugg tàngal ndox sa bu jëkk dañ daan teg paanu ndox mu tàng bu sa biir gisee ba ne baaraat la ba xam ne war nga wëccit da nga war a toog su te paanu ndox yëngal sa biir ak kaarite ba nu yëngatu. keneen ku gisee noonu di soxna si ay atam war a toll ci juróom benn fukk ñu dajeeg moom ci machine wal bi nekk ci rue 11 angle 20 moom mi jàpp na ni jot na ñu jëfandikoo li fi maam yi bàyyi woon. nit ñi nañu delluwaat ci maam yi dañoo bàyyi maam yi dañ daan def boo ëmbee ñu ne tubaab sax day ëmb di liggéey waaye ëmb ne noongu noongaar sa doom du wér doo wasin boobu normal dañu daan wasin ñu dañoo meem ne yóbbu na hôpital ndax lan da ngay xëy soq juróomi kilo yu dugub ba ñàkk too xib dox ba lu joti marché tilit ñëw sangu. ak journée sans maternité bu kuréel bu ëmb sage-femme d'État yi faree ci réew mi décrété tax na soxna yu bari yu wann lor seen kër yi la ñuy mujjee accoucher muy nag li nga xamante ni daan na am waaye risque yi bari na lool. bu fekkente ni dañoo war a wan lor di yëngatu di soq ko foofu ko wal fekk na kër docteur nekkoon ci ay nux ndax la ko jiitu tamit fekkoon na ci ñi nga xam ñooy pharmacien privé Sénégal nekkoon xeex ñoom itam seen diggante bu Sénégal njàmbat ga daañu ñëwaat incha allah ci nu mu gën a yaatoo waaye beneen njàmbat lëmbe Sénégal mooy ñàkkum gasoil carburant bi raar jafe lool ci réewum Sénégal rawatina gasoil bi nga xam lu bari ci suñu oto yi ci réew mi dañ koy jëfandikoo lu mel moo tax bi mu manqué ci dëkk bi station yu bari tëj seen ay mbir ndax ñàkk am gasoil bi borom oto yi jaaxle nañu donc nuntu mu ranke rang gi day gudd lool ci kanamu station yi ngir bëgg a def plein waaye mu të ñeneen tam ñu ngay jéem a wut di rënk gi nag ñàkk am nay danger lu ñu ci mën di doon maam Abdou Guèye Kassé def na doxantu ci yenn station yi reportage. Ibrahima Yade moom day faral souvent di def plein rawatina jamono ji taximan bi toog na lu toll benn fan laata muy am gasoil te file ci station de service bu Colobane bi la ko daal di amee. waaw dem moom dama weer boo sonn bi ma liggéeyee bi ma wàccee station bi jotoon a am bi nekk bu ba dafa xatoon ba kenn mënu faa kii après ma préféré man a garaawul bàyyi ma bàyyi bu suba léegi bu suba xëj na yàlla mën naa dogal mu am quoi mais tey bi ma xëyee après gars yi ñoo ma woo sax ne ma station bi nekk Massalikul am na quoi. léegi tey da nga ñëw pour def na waaye non man chaque jour péré laay dawee sax mais xam nga rek. beneen gox presque même décor bi nañ fa fekk ci station service bu Médina bile file d'attente bi dafa gudd loolu. sëñ bi di pointeur contrôleur ci ab chantier moom nag dafa ñëw ngir daal di sol li nga xamante ni moom mooy auto de service am bile wante mu ñuy xamal ni gëmul benn yoon assurance yi nga xamante ni kilifa yi joxe nañu ko. comme gasoil amul ci dëkk bi bon dama profité comme fii am na ma ñëw rang pour jëf sama plein au moins ma mën a doxal sama liggéey tranquillement parce que bon ñoom liñ lay wax ak li am moom benn affaire la. chauffeur bile moom daanaka bés bu yàlla sàkk day livrer marchandise ci biir Dakar ba tax na nag mënul toog benn yoon te du am li nga xamante ni moom mooy carburant laata mu ñëw fi nag daanaka wër na ay station service yu bëri. bi dem ba léegi ñu ngi weer am ñu dem nañ foofu léegi fii am na ci lañ jaaree fii quoi pour am gasoil ndax saa bi moom dëkk bi xat na te tey mënul daw saa gasoil loolu mooy affaire bi quoi ndax métti na trop bi dem ba léegi ñu ngi seet gasoil amuñu. démb maakaan bu yor wàllum pétrole ak énergie dafa daal di dalal ay cargaison yu bëri yi nga xamante ni dañoo ñëw ngir daal di satisfaire marché bi wàllum hydrocarbure laata nag li nga xamante ni moom mooy distribution bi daal di matale yenn station service yi nga xamante ni fu mu nekk nii ñoom ñoo am carburant ñii di borom oto yi ak borom moto yi dañ fay rang bu yéeme. maam Abdou Guèye Kassé bu fekkente ni borom ndaama yi ñu ngi jaaxle tonk ñàkk ndox mu nu sol ci réservoir yi ngir mën a dal oto yi
moo ne ministre bi dénk wàllum énergie soxna Sophie Gladima nee na xel mën naa dal ndax Sénégal li ñu rënk buñ ko rinkee rek mën naa doxal réew mi li fekk mois de mai waaye itam fi ñu toll nii SAR mooy usine biy nal ak soppi mbir yi ba oto yi mën koo yeb ma ngay def liggéeyam bañ ci noppee itam nee na fi ñu toll nii tembem fee ci poorum Ndakaaru ay bateau yu mag ña ngay goxi fi ñu toll nii di fay yeb bi marchandise bi nga xam mooy kon carburant bi ñu teewlu ko ci gàttal la mu dénk Serigne Cissé. ñëw ngeen keroog suñu bureau ñu dalal xelu sénégalais waaye bi ñu gisee démb situation bi am ci station dañu ne il faut que tey ñu ànd seex yéen pour nit ñi mën a comprendre li nga xam ne moo xew yaakaar naa ne explication yi directeur bi jox ak wan nga xam ne mooy directeur de sécurité bi fii tey war na dalal xelu sénégalais yi produit bi am na donc la ñu waxoon la ñuy répété waat produit bi am na mais malheureusement ay contraintes logistiques moo tax ba produit bi yeggul woon ci point de vente yi expliqué nañ leen ko dem nañu sànq ko xëy na nekku leen fu woon gis nañu pour wan sénégalais yi cargaison yi nga xam ne ñu ngi décharger au niveau du port di décharger aussi bien gasoil mais di décharger également essence donc loolu lu am la lim bi gasoil essence ak carburant ña ngi koy wàcce donc amoon na sax lu nekkoon ci cuve mais comme ni mu ko expliqué sànq lépp fii lañ koy andi yëpp bi fii te tuyau yu tolloowul la nga xam ne mooy jóge port di ñëw fii tuyau bu mag la ba pare war a ñëw jaar ci tuyau bu ndaw donc xam ngeen ne temps bi muy jël du benn ñaar SAR dafa doon yokk di andi mu doon ñaari point yoo xam ne foofu la doon jóge pour dem ci dépôt terrestre yi avant muy dem ci station yi SAR andiwul ñii rek ñooy andi bi tamit ñoom seen bopp wax nañ ko dañu am jafe-jafe yi tam il faut ñu defar ko boobu nag moo andi lii waaye du question de produit bi amul dañuy ñaax sénégalais yi ñu dal dëgg la metti na ci ñoom ndaxte nga taal sa oto bugg a dem fenn amuloo carburant mais gis nañu ñoo xam ne tey jël sa juróom-ñaari oto yóbbu sol ko nañu patriote tuuti ndaxte loolu moo tax ba bu gën a manqué ndaxte soo amee juróom-ñaari oto xalaatal ki nga xam ne benn oto rek la am soo jëlee sa benn oto mais ñeneen parce que produit baa ngi fi ëllëg si nga ñëw jëlaat. muy kàddu ko Sophie Gladima min dénk mbirum pétrole maanaam énergie ci biir Sénégal ci gouvernement bu Macky Sall xabaar yi woy damay doon candidat samp sama ndënd dugg ci géew bi nekkal askan wi ca péncu ndaw réewum Sénégal du samay kàdduy Pape Djibril Fall muy beneen journaliste dugg ci géew politique bi ginnaaw li nu gis barki démb élection yu ñu génn nee na la mu gis mooy jamono ji tembe jafe-jafe dafa bari loolu tar ci askanu Sénégal faaw ndaw yi teewal mënta ñàkk ci kanam péncu ndaw réew moom jot naa dalit ci kaw parrainage bi nee na parrainage bi ni ñu ko defee dëppool ak li gën waxtaan moo waroon jiitu laataa ñu koy jëfandikoo ci gàttal ñu teewlu ko ay kàddoom la mu dégg reporter si naa leen Sow. Papa Djibril candidat la ak ñi mu àndal ci élection législative yi nga xamante ni ci la ñu jëm le 31 juillet prochain incha sunu réew mooy dafa am benn loi boo xamante ni dañu ko indi changer sunu nañu daan voté muy parrainage. waxuma ne élection ñëpp mën nañoo bokk déedéet xam nañ ne joŋante boo gis dañuy def ay critères waaye réew dañ koy waxtaane te loi bi ñu koy def waxtaane wuñ ko procédure d'urgence lañ ko def daal di koy salfaañe li nga xamante ni moom mooy principe yi gën a élémentaire mooy que sénégalais bu nekk war nga mën a jóg dagaan sa bakkan ci sa teeyu bakkan parrainage boobu nag wut ko lu jafe la loolu moo tax yéen sénégalais yi ak sénégalaises yi suma yaay yi suma papa yi suma rakk yi suma mag yi suma bàjjen yi nga xamante ni yépp jamono bu ne yéen a ngi may témoigner seen affection seen mbëggeel seen cofeel ak surtout seen ñaan te mosu leen gis suma jëmm dama leen di delloowaat mbir mi. delloowaat mbir mi askan wi kàddu yi Pape Djibril Fall xabaar yi wéy ñi moom ñooy yëngu ci ñu farul fenn ci wàllum gouvernement ñi ngi yëngu ci seen yëngu bopp ngir fexe ba. càmbar politique doxinu état yu àdduna bi ngir askan seen nekkin mën a ñoŋ Sénégal ñoom jàpp na ni am na rapport bu ñuy waaj a becci li fekk weer yu néew mois de juillet bi la war a doon ci États-Unis d'Amérique ndax civil bu Sénégal ak ñu ci àndal ñoo bëgg a def rapport xool dëgg-dëgg fu ñu toll ndippee ay objectifs de développement maanaam li nga tënk ko teg fu ñu ci war a mën a toll ëllëg ci wàllum njàng wàllum xëyum ndaw ñi waaye itam fexe ba yemale li Sénégal di wooye naan parité diggante góor ak jigéen yem ci ay ndomba tàng ci biir réew mi ndaje ma yaatoon loolu ay kàngam fekk yoon ko ñu xus ànd ci ak faram-fàcce moom seen bu baabu
Sénégal bokk ci ñeent fukk ak juróom benn dëkk yu war a jébbal ab rapport national volontaire fële ci Nations Unies ci juillet bi ñu jëm mu doon ab rapport boo xamante ne dafa nekk loo xam ni day jàppale gouvernement bi ngir mu réaliser ay objectifs yi nga xamante ne am na ko ci lu jëm ci plan international. rapport boobu mooy wane fan la doxalinu ODD yi toll maintenant rapport société civile bi nag day ñëw pour gën a ñoŋal rapport bi. contribution la boo xam ne nañ def ay saytu yoo xam ne day jóge ci nit ñi ñu wan nguur gi jafe-jafe yi fa la nekk ak yan moo constitué ay frein pour ñu mën a am objectif yi nga xam ne Sénégal jël na ko mu nekk ay engagement au niveau international. ci biile rapport d'évaluation nationale volontaire juróomi ODD lañ ci tànn. ODD yooyu touché 5 secteurs mu nekk secteur u éducation mu wàllu jàng bi secteur u égalité de sexe moo ODD 14 bi lépp li nga xam ne moo aaju ci wàllu géej gi ci wàllu napp gi ci wàllu ressources halieutiques yi. beneen bi mooy ODD 15 mooy lépp lu jëm ci wàllu biodiversité. beneen bi ci mujj mooy ODD 17 muy le partenariat nga xam ne mooy génne aspect yi jëm ci wàllu financement bi. président bu commission acteur société civile bi nag moo ngi ñëwaat ci solosu bii les rapports. bon évaluation nationale volontaire bu ñu ko déggee moom mooy li ñuy wax jumtukaay yi ñuy nattee doxalinu ODD yi ci réew yi yooyu ay li ñuy wax ay mécanismes internationaux yoo xam ne état yi ñoo ci tënku jël ci ay engagement war ko def at bu nekk ñu état bi nguur gi dafa war a def. rapport biile dañ ko nar a fësal ci fin juillet 2022 ci forum bu haut niveau société civile nag fas yéene gunge état bu Sénégal ngir mu mën a réaliser ay objectifs am waaye tamit politique économique ak sociale ngir mu gën a mën a sax. maam seen bu baabu jaajëf ñu ànd ak beneen soxna di soxna Aïssatou Kane moom moo doon nemmeeku koor gi ak ñi caay féete ginnaaw xam nga ni Sénégal baax na ñoo xam tey kër yi nga xam te ne bii téye ak jubbanti moo ko tax a jóg ñu koy wax maison d'arrêt de correction rawat na fee nga xamoo ci Rëbës foofee daanaka ñenn ña fa am seen ay mbokk yoon te li fa téem néggandikoo ndim ñu ngi jàmbat ne ñu fi ñu toll daal daanaka ndab li moom li mu dugg fa jafe na lool lu mel nag day mel ni kon jafe-jafe lay tàmbalee jur ci aji woor yi ndax yow tey la ba noppi ngir nga ndogu doon ci yow jafe-jafe day gën a nekk nu gën a tar li moo tax si jib na ci gëstu bu xol bu ñuy ànd ak moom reportage. li wër kaso Rëbës ku nekk ne ci mbiram nit yi di dem ak dikk ci wet gi ñu nemmeeku te kaaral ci buntu kaso bi waxambaane bi sol ab masque te ci loxoom ab bool bu ñu takk ci morso daa indiloon nijaayam ndogu waaye day mujj dellu ak bool bi li ko waral mooy lekk du dugg ci kaso bi lu dul samedi ak dimanche. par rapport ak léegi ni ma lekk bi léegi samedi ak dimanche laa koy indi pour man loolu ma c'est pas normal quoi ne xoolee fi moo jógee ni mu sore maa ngi jógee ba yoof tongoor laa jógee imaginer tey nii transport bi embouteillage ak naaj bi mu métti imaginer nit ki nekk bi ni est-ce que moom lekk dina ko def ni bëgg na ko exemple quoi par rapport ak tey nit ki chaque instant comme tey jii bu fekkee sax ñoom waa famille tey ñu ngi koy soutenir di ko jox ndekki di ko indil añ wala reer yaa ngi comprendre war nañu mën a nag loolu chaque jour defee ndax nit ki dafay lekk par rapport nga koy imposer lekk boo xam ne tey jii fii neexu ko aussi dafa metti pour man. ci weer bu sell bii mu doon yaakaar ni nguuru bi dinañu séddali ndogu ñiy caabi féetee ginnaaw. lekkam samedi ak dimanche lay mën di ñëw mais loolu noonu tey suñ si mënoon jàppale chaque jour que jafe lekk di ñëw ñoom man daal mënoo expliquer ko foofu quoi billaahi wal kitaabi tey daal bu fekkee ñoom état bi si wàllu boppam mën a dimbali lekk bi surtout ñuy bàyyi seen mbokk yi di indi gars yi seen ay lekk quoi ni ñuy lekk loolu noonu te yàlla rek moo tax même pas ñun sax su leen gisul nii xam ne lii dañ ñëw fii ni seen ay mbokk ñoo leen ko jox ñoom ñi xam ne ñun bàyyiwul benn yoon ginnaaw ba mu nekkoon ci kaso gi lu yàggul dara ku góor ki bañ a joxe turam te ñu xamal ni daanul woon woor ndax nekkin bu metti ci kaso bi. waaye yàlla def na ni ba ma fay nekk wax dëgg yàlla premier jour bi laa woor yeneen yi des yëpp wooruma ngir lan waaw ngir nu mel quoi. maanaam yow ci sa wàllu bopp boo xamul ne yow am nga ndogu yow ci sa wàllu bopp seen nga assuré sa bopp mooy loolu. pour ndogu moom wax dëgg yàlla non xanaa homme de chambre yi chef de chambre yi ñeneen ñi professionnels yi ñooy jàppalante seen biir jox ñi nga xamante ne mooy loolu ñuy woor te yàlla rek tax
mu dem bi xamal ni ndimbal yu nit ñu baax yi di faral di def ci koor gi ñoom dégg rek lañ ci daan am. waaye soutien boo xamante ni ci biti lay jóge non dañ koy dégg nii rek wax dëgg yàlla dañ koy dégg wala amaana dafa am fu muy yëm quoi waaye du àgg ci ñëpp quoi. bu dee ñoom ci seen wàllu bopp méthode bi la ñuy dépendre pour ñu yor leen seen dund non gëm naa ne du mot quoi. man de bi ma fa nekkee moom man gisuma soutien wax dëgg yàlla ba may génn gisuma soutien quoi. bu Covid 19 tàmmalee ba tey ñiy caabi féetoo ginnaaw mënuñu jot ci lekk yi jóge ci seen kër yi ñuy muñ te xaar ba yu kenn jot ngir mun say jot. jaajëf ñu gërëm ko bu baax soxna Aïssatou Kane ñu ànd ak waa DER kilifa ga fa nekk yees di soxna maam Abi Sëy mi ngi amuk tukki nemmeeku jot na dem ci banlieue bu Dakar xool foofeem kon dugaloon toll ci ñaari téeméer ak nangam ci ay millions francs CFA xool ana fu ndaw ya tolloog soxna yi ci wàllum koccal bi daan seen doole ngir mën a jur am koom ci réewum Sénégal la mu gis xelam dal na waaye du tee dañu càmbar gën a def ak farlu itam ba mu noppee ci ab tukkim nemmeeku soxna maam Abi Sëy moomu kàddoom jot na ci la mu dénk bu dool njaaj di wax ni que ci fan yële ñu génn dañu fi installé benn faîtière mooy li nga xamante ni day regrouper ay fédération yu bare te fédération yooyu ay association ay groupement ñoo ko composé loolu yëpp lu tax jël DER def ko ci wàllu nano crédit bi mooy responsabiliser jigéen ñi mooy responsabiliser ndaw ñi nga xamante ni tey jii yellool nañu ci produit nano crédit boobu te soxla ñu jàppale leen ci seen wàllu activité mooy ñoom seen bopp ñooy enrôlé du DER mooy xool du DER mooy tànn te ci loolu mooy wane ni que autonomisation foofu lay commencer mooy commencer ci responsabiliser jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko moom ñu gérer ko seen bopp. ñu ngi ciy xaar remboursement yi ndax remboursement yi mooy permettre tamit ñu gën a yaatal faîtières yi mooy tax aussi ñëpp mën a jot ci nano crédit bi. produit la boo xamante ni dañ ko mettre en place pour jàppale jigéen ñi pour jàppale ndaw ñi. loo xamante ni dañuy wax intérêt mais du intérêt benn commission 5% la boo xamante ni mooy ñuy permettre tamit ñu gérer nano crédit bi donc du loo xamante ni day duggaat ci keesu DER ndax DER institution publique la. di wax ni état daf ko fi tegal pour yombalal jigéen ñi accès bi agile na souple na te ak li ma dégg tamit ci marché bi tey jii nee nañu tamit am na sutura. ñi ci dugg tey jii nii ci nano bi ñu génn dugg ci beneen phase. mooy autonomisation mooy dañ jàll palier bi nga xamante ni ci 10 000 ak 500 000 la ñu mun leen yóbbu ci beneen phase boo xamante ni DER tamit dina leen ci accompagner. xabaaru bitim réew daanaka benn ponk lay doon soxal ci ñaari réew ñu tàmbalee ko ci réewum Tchad foofee moom fi mu toll ñu ngi si ay jafe-jafe yu tar ndax juróom benn weer moo dox seen diggante ak élection présidentielle yam ginnaaw ba Idriss Déby ñu ne ñàkk na bakkanam boobaak léegi waaye nag yooyu élection bu defu ndànk naka la nar a demee ak it naka la nar a doxe jamono ji tembe nekk na pëcc xoogu rëy ak yaakaar boo xam daal xëy na ñu bari seen xel xaw na tey ci wàllu gu ni mel ndax ba fii mi ngi noonu soldat ci bopp réew moom wax nañu sax ñi nga xam moo di doomu ka fa nekkoon njiitum réew di Idriss Déby moomu leen lu ci mën ci doon ku jégg ak askan wa ñu bari ci ñoom ña nga tongutu mu ranke ndax tiit nañ ci ndax xam na dox ci wàllum démocratie ndax du nekk mbirum jaay doole lu mu ci mën ci doon daañu toppaat wàllu gu ni mel ndax ba fii réewum Càdd moom daanaka la fa xew ñu bari seenug àq ña ngi koy fel la ñu jàpp waaye tam di saxal seenug jëfandikukaay la ñëpp bokk daanaka nañu daa am ñenn ñu jàpp ni ñoo ko ak moom beneen réew ñu nga ca xuus jëm muy ca réewum Kenya foofee ka fa nekkoon njiitum réew di Mwai Kibaki ñàkk na bakkanam moom mi nga xam ne amoon na juróom ñeent fukki atu yàlla daal dina génn àdduna moom nag daanaka mën naa wax ne nekkoon na koo xamante ne bi ci ak nguuram bari na lu fa yëngu woon wàllum digganteem ak opposition bam ba ci sax tey Raila Odinga mi nekk ca boppam réew ma Uhuru Kenyatta it ndaka noonu ci opposition ba woon lu mu ci mën doon daal jafe-jafe moom bari woon na fay jamono waaye tey ji nag waa réew moom ña ngi koy daal di wonewaat di ko daal di sargal ak génnam àddunaam itam ndax moom nekkoon na ci boppum réew ma ci atum 2003 jàpp atum 2013 tey nag nee ñu daal ñàkk na dëgg-dëgg ab leader moom ki nga xam si ma di kon Mwai Kibaki ma génn àdduna ci réewum Kenya. sant leen gërëm leen ci ànd ak ñun ITV lii moo tëj xabaaru marax yi ñu bàyyi leen ak borom ndogu la sëñ Fall ak yi ganam waxtaan mbirum ndogu kon ñaari leen tam ndogul jàmm ak ITV jaa ngeen jëf.